bonjour dal leen ak jàmm ci seen site yi di VIP People ak VIP Info point net ñi indil leen li gën a fës ci yéenekaay yu tey yi di àllarba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru août 2020 li gën a fës ci yéenekaay yi tey mooy yéenekaay bii lañ koy tàmbale li gën a fës ci yéenekaay bii di lii quotidien di suñu naataangoo Babacar Dione ñi ngi fësal enquête boo xamante ni am na ci drame boobu nga xamante ni mi ngi xewe woon foofu ca Mamel suñu sukkandikoo ci gendarme yi daal reste pendu à l'avis du médecin maanaam jàppale ni que daal suñu sukkandikoo ci enquête boobu mooy drame bi am ca Mamel kii di colonel Mouhamadou Sall di colonel douane faat doomam bu jigéen boobu am toll ci juróom-benni at jàppale ni daal gendarme yi reste pendu à l'avis du médecin ñoom daal ñu ngi xaar lépp lu avis médecin bi wax ñu soog a continuer seen enquête ki ko fësal di suñu yéenekaay bi di lii quotidien ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaayu Babacar Dione bi di lii quotidien mi ngi muy xamal ni benn dossier bu mu def foofu ca banlieue ba jàpp nañu lépp lu jëm ci envol économique bi foofu ca banlieue ba maanaam ci Creuset la nekk ak élite jàpp leen des zones rouges à lieu d'espoir zone rouge daal lañ fa gën a yaakaar foofu ca banlieue ba ka espoir ka am yaakaar ni que banlieue ba daal dina taxaw lépp lu jëm ci seen wàllu économie ki ko fesal di yéenekaay bi di lii quotidien ci yéenekaayam bu tey àllarba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru août ba tey ci yéenekaay yi lii quotidien ñu ngi xamal secteur habillement nag lan la ñuy wax nee nañ dañuy jëm ci création boo xamante ni dina toll ci 1 million d'emplois permanents ñi nekk ci secteur habillement daal maanaam solu bi nee nañu bëgg nañu créer lu toll ci 1 million d'emplois permanents loolu nag yaakaar naa ni dina soxal ndaw yi ndaxte xëy ñàkk na trop ci réew mi jamono ji ba nga xamante ni chômage bi moo fi ëpp ñoo xamante ni dañuy xëy ba tey ci yéenekaay bi di lii quotidien ñu ngi dellu sil ci kii di Cheikh Kane bi nga xamante ni dañ ko fekkoon mu pendre boppam ba noppi rey ja soxnaam ak doomam bu jigéen boo xamante ni ci benn at la tolloon nee nañu le suicide pas évident les résultats de l'autopsie attendus maanaam suicide boobu daal Cheikh Kane def gars yi jàpp ñu dafa xaru en tout cas ñi ngi xaar résultat autopsie yi ki ko fesal di yéenekaay yu Babacar Dione bi di lii quotidien ginnaaw lii quotidien dañuy dem xooli tribune muy yéenekaayu des médias bi lu mu gën a fesal tey ci xëtam bu njëkk maanaam mi ngi xamal ni marché de distribution de l'aide alimentaire d'urgence Mansour Faye enfoncé à l'OFNAC ginnaaw bi aide boobu amee bu mbas bi ñëwee président de la république jébbaloon ko askan bi ñu tegoon ko ci loxo kii di Mansour Faye jàpp nañu daal enquête OFNAC bi bu mu ci duggee Mansour Faye daal dafa mel ni ku ñu enfoncé wu muy loo xamante ni kii moo ko fesal di tribune di yéenekaayu des médias ba tey ci yéenekaayu des médias bi ñu ngi xamal conflit d'intérêt et délit de favoritisme maanaam su ngeen gisee Mansour Faye OFNAC enfoncé ko maanaam conflit d'intérêt dañuy jiital foofu intérêt ak favoritisme ginnaaw Mansour Faye moom xam nañu goro la ci président de la république kii di Macky Sall muy rakk ci soxnaam boobu di Marème Faye ba tey ci yéenekaayu tribune bi ñu ngi xamal université d'été du MEDEF Macky Sall à Paris pour la renaissance des entreprises de France jàppale ni que daal pour université été boobu nekk foofu ca France Macky Sall jël na avion wàcc na foofu ca Paris la France ki ko dalal nag di naataangoom boobu di Emmanuel Macron jàppale ni Macky Sall à Paris pour la renaissance des entreprises de France moom daal mi ngi foofu ca France pour xool renaissance su entreprise français yi ni ñuy gën a doxee lu ñu ci jaaxal nag Macky Sall président Sénégal laa ko xamee woon waaye su ma demee ba gis ni ko muy def renaissance su entreprise français yi bàyyi entreprise sénégalaise yi foofu nag xamatuma ci dara maa ngi samp sama baaraam daal di laaj yéen internautes yi lu ngeen ci xam. ba tey ci yéenekaayu des médias bi ñu ngi xamal ni que nataalu kii di xalif général des Tidianes lu mu ñuy xamal di Serigne Babacar Sy nee na daal jàppale ni ziar annuel bu ñu doon def ci wàllu tamxarit bi confiné na ko lu tax mu confiné ko nag ginnaaw bi ñuy teree lépp loo xamante ni dajaloo la ci biir ay mbooloo yu bare jàppale ni célébration fetu Achoura Tivaouane boobu Serigne Babacar Sy di xalif général des Tidianes confiné na ziara boobu naa nag ku nekk na toog ci këram ziar boobu maanaam du am. su ma jógee ci tribune damay seeti réew mi quotidien lu mu gën a fësal tey ci yéenekaayam lutte contre le coronavirus ñoom daal ñëw jóg pour wax ci lu ñuy xeexee lii di coronavirus bi di mbas bi nee nañu les chefs religieux en première ligne maanaam chefs religieux yi daal ñoo nekk ci première ligne bi su doon ran la tey je crois que chefs religieux yi ñooy jiite ci kanam ba soo ci xoolee ñu ngi jël nataalu kii di xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké teg ko ci kaw ak Serigne Babacar Sy di xalif général des Tidianes ak xalifu Ndiassane bi teg ko ci seen nataal ci seen xëtu njëkk yéenekaay réew mi quotidien ba tey suñu sukkandikoo ci réew mi quotidien ñu ngi xamal kii di Serigne Babacar Mansour Sy annulé na ziar Achoura bi muy tamxarit bi ñu jëm samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août loolu nag su ngeen gisee ñi def ko dina indi benn tendance boo xamante ni dina wàññi lépp loo xamante ni dafay yokk lii di feebar bi di mbas mi di coronavirus moo tax ñu ne ko une tendance baissière de la pandémie se dessine kan moo ko tàmbali nekk di Serigne Babacar Sy Mansour di xalif général des Tidianes ki ko fësal di réew mi quotidien ba tey ci réew mi quotidien ñi ngi fësal ci seen yéenekaay bi kii di président de la République du Sénégal di Macky Sall détails yu ko yóbbu ci visite boobu mu def ci France détails yi nag yaakaar naa ne mi ngi ci biir mooy comme ni ma leen ko waxee léegi daal moom je crois que renaissance su entreprise français yi moo tax mu jóg pour dem foofu ca université d'été MEF DF boobu nekk foofu ca France
su ñu demee ci yéenekaay bi nga xamante ni Cheikh Niass moo ko jiite muy Walf Quotidien lan la ñu fësal ci seen yéenekaay bi nee nañu Macky Sall à l'université d'été du MEDEF un voyage à polémique maanaam xam nañu daal voyage boobu Macky Sall def ca France jamono ji voyage la boo xamante ni indi na ay jiixa jaaxa ci bopp sénégalais yi bu bare bare kan moo ko fësal nag di yéenekaay bi di Walf Quotidien ba tey suñu sukkandikoo ci Walf Quotidien ñi ngi xamal le traque irrégulier de Moustapha Diakhaté nag xam nañ ko mu nekkoon fii membre APR ginnaaw bañ ko génnee foofu ca parti bi bu créé parti boppam jàppale ni daal tàkkalam jàpp nañu c'est irrégulier li jëm ci wàllu voyage du président de la République bi di Macky Sall foofu ca France. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay Walf Quotidien bi ñu ngi xamal Mamour Diallo mu tekki moom jël na défense su kii di Thierno Alassane Sall pas de secret d'État en matière de ressources naturelles ginnaaw Thierno Alassane Sall bu mu génnee livre am boobu ñu bare di ko tàkkale ci wàllu APR ku ci mel ni Moïse Sarr bi jiite sénégalais de l'extérieur yi gis nañu kii di Mouhamadou Diallo bi yor mouvement tekki boobu moom jël na défense su Thierno Alassane Sall nee na daal secret d'État amul ci matière yoo xamante ni ressource naturelle la ressource naturelle nag su ngeen ko déggee mi ngi toll ci lu mel ni pétrole lu mel ni gaz lu mel ni or lu mel ni fer ginnaaw Thierno Alassane Sall dafa am ay secret yoo xamante ni génnee na ko ci ay membre APR di ko tàkkale kii di Mamadou Diallo moom bu parti tekki jël na défense su Thierno Alassane Sall ki ko fesal di Walf Quotidien lii di beneen xibaar bu neex boo xamante ni dina ñëw fii ci Afrique kan moo ko fesal di l'organisation mondiale de la santé muy l'OMS nag lu mu fesal tey nee na annonce la fin de la polio en Afrique feebaru polio daal gis nga ñu OMS daal nee nañu jamono ji annoncé nañu fin bi maanaam polio dakk na fii ci Afrique muy nouvelle bu neex ci wàllu wér-gu-yaram ki ko fesal di Walf Quotidien ba tey suñu sukkandikoo ci Walf Quotidien ñi ngi xamal lii di précarité économique bi ci wàllu Covid 19 bi gis nañu quotidien difficile des sénégalais du Liban sénégalais yu nekk Liban daal jamono ji ñi ngi ci ay guddi yu bët satagul ndaxte seen quotidien ni ñuy dundee foofu métti na trop ginnaaw précarité économique bu mu amoon foofu ca Liban di Covid 19 bi sénégalais yooyu nekk foofu ca Liban gis nañu ni ñuy dundee métti na trop ginnaaw dañ doon liggéey ci ay kër mais bi Covid bi ñëwee ñu bari dañuy liggéey ay weeri weer seen patron yi ne amuñu lu ñu leen fayee kon daal je crois que Moïse Sarr mi di yor sénégalais de l'extérieur yi war na bàyyi xel doomu sénégalais yooyu ndaxte doomu Sénégal lañ ñu ngi foofu ca Liban te moom loolu moo tax ñu fal ko donc seen quotidien war na ko xoolaat bu baax a baax su ñu demee ci yéenekaay bii di Direct News lu ñu gën a fësal tey ci seen yéenekaay nee nañu paiement des scolarités des mois d'avril mai et juin exigé aux parents jàppaleen daal ginnaaw président de la République bu mu yëkkatee ñetti milliards jagleel ko ñii di école privée yi ginnaaw bi ñu toogee woon ay weer yoo xamante ni jàngaluñu woon muy mars jànguñu ko woon avril jànguñu ko mai jànguñu ko juin jànguñu ko mais jamono ji école privée yi dañu bëgg a woñ baaraamu parents d'élèves yi yéen lu ngeen xamante ni jàngul leen ko pare ngeen bëgg a ñu fay leen ko ba pare ñu jox leen ay ndàmpaay yoo xamante ni toll na ci ñetti milliards kon nag moo tax ñi ngi exiger parents d'élèves yi fay mois d'avril mois de mai ak mois de juin suñu sukkandikoo ci Mohamed Ndaw bu Ascosen am na lu mu waxoon nee na bu benn parent d'élève fay scolarité doomam ginnaaw état bu mu yëkkatee ñetti milliards jagleel ko école privée yi je crois que nag dëkku yoon la ñu nekk jàngaloo sama doom jàng service bi de matul ba pare nga bëgg ma fay la su boobaa nag je crois que askan bi ak parents d'élèves yi ñoo war a jóg jàkkaarloog école privée yi ndaxte li ñu bëgg a def teguñu ko fenn ba tey ci loolu suñu sukkandikoo ci Direct News ñu ngi xamal chantage vol arnaque ou escroquerie des écoles privées waaw war nañ ko mën a laaj ndaxte jamono ji soo bëggee fayloo ay parents d'élèves loo xamante ni jànguñu ko su yàggee mu nuru chantage wala mu nuru sàcc wala arnaque wala escroquerie nañu xam ne nag école privée yi ñoom ñoo ko moom waaye ñun ñooy parents d'élèves yi ñun ñoo tax ñuy toog foofu duñu ko nangu duñu ko seetaan benn parent d'élève du fay ñaar dërëm ndaxte jàngulu leen seen doom yi dërëm suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'info li ñu gën a fësal ci seen nataal tey muy nataalu kii di président de la république di Macky Sall ginnaaw voyage boobu mu def foofu ca France démb ñu xamal ne partenariat économique bi am le MEDEF déroule le tapis rouge à Macky Sall ginnaaw daal dafa dem pour xool nu ñuy defee renaissance entreprise française yi jàppale ni que MEDEF boobu dafa dérouler le tapis rouge à Macky Sall foofu ca France. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'info ñu ngi xamal ginnaaw crise boobu am ca Mali ba ñu déjati kii di Ibrahima Boubacar Keïta di IBK di président ba fa nekkoon la BCEAO rouvre ses portes et ses agences maanaam ginnaaw bi ñu tëjee woon buntu banque BCEAO yi jàpp leen ginnaaw crise boobu BCEAO ubbi na ay buntam kon nañuy jàpp daal xel dal na foofu ca Mali jàmm mi ngi fay bëgg a dellusiwaat ba tey ci réew mi di l'info ñu ngi ñuy fësal que kii di Messi veut quitter le Barça Messi nag xam nañ ko mooy l'international boo xamante ni moo téye woon équipe bu Barcelone boobu di international argentin boobu jamono jii ñu toll daal am na offre boo xamante ni moom dafa bëgg quitter Barça dem seeti feneen def ni comme Ronaldo nu mu defoon
suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di suñu naataangoo Cheikh Mbacke Guissé di Libération lu mu gën a fësal tey ci yéenekaayam mi ngi ñuy xamal viol répétitif sur une mineure âgée de 8 ans un prédateur arrêté à Grand Yoff lii doy na waar maanaam viol la daal boo xamante ni xale bu am juróom-ñetti at la ñuy jàpp di violer waat waa ki doon violer xale bu am 8 ans boobu xanaa wérul doy na waar mais jàppale ni ki doon def loolu daal muy prédateur bi jàppee nañ ko foofa ca Grand Yoff ñi leen di xamal tamit victime bi présumé bi kan la Abdou Ndiaye daal da doon menacé di tuer si xale bi waxoon na nee na daal moom xale bi dafa téye woon xale bi di ko menacé nee na bés boo waxee ni maa ngi tëgg sa kaw dama lay rendi xëtteet waaye jàppal ni que nag Abdou Ndiaye boobu jàpp nañ ko foofa ca Grand Yoff yaayu xale bu jigéen bi laa la wax yaayu xale bu jigéen bi su ngeen jàppee c'est une malade maanaam nit la koo xamante ni xelam matul il a déjà tenté avec une fille âgée de 7 ans kon daal nañu jàpp ni que kii daal je crois que xelam matul dafa def ndaxte ki ko tenté xale bu am 7 ans réussirul nga dem ci xale bu am 8 ans jàpp ko sëgg ci moom dama xamul ban bànneex nga ciy yéeg waaye ci xale bu am 8 ans doy na waar ba tey suñu sukkandikoo ci Libération ñi ngi xamal benn rebondissement boo xam ne ci enquête boo xamante ne jëmoon na ci wàllu jaayum nationalité sénégalais yooyu ak ay syriens ak ay libanais dafa amoon ay syriens ak ay libanais yoo xamante ni dañ leen doon jaay nationalité sénégalais ñaata lañ leen ko doon jaayee nag ci 1 million lii moo tax kaaraange mënatul am suñu réew lu toll ci nationalité sénégalais ñu koy jaay 1 million jàppale ni enquête bi nag ubbi war na te la section de recherche frappe encore fort donc la ñuy jaajëfal suñu section de recherche bi ndax tey enquêteurs yu xarañ lañu ginnaaw bi ñu rebondiree ci enquête boobu nga xamante ni ñii ñoo doon jaay nationalité sénégalais yi di ko jaay ay syriens ak ay libanais section de recherche frappe encore fort fan la ñu frappé fort ñan lañ ciy tuumal homme d'affaires bi di marocain Fouad Chaouni moom la ñu jàpp altine bi Fouad Chaouni di benn marocain moo doon jaay nationalité sénégalais ay syriens ak ay libanais ci lu toll ci 1 million waaye yow Fouad bi yab na sénégalais de yow ngay marocain jaayoo sa nationalité nga téye nationalité sénégalais di ko jaay ki ko fësal di yéenekaay bi di Libération suñu sukkandikoo ba tey ci Libération nationalité yooyu ñu ngi ko doon délivrer en échange 2 millions de francs maanaam 1 million ngay joxe ñu jox la nationalité mais nag bu leen jàpp ni que moom kese moo ko doon def ndaxte dafa amoon benn complice am boobu nag benn agent la boo xamante ni mi ngi nekkoon ci ministère de la justice mais jamono jii ñuy wax ak yéen kooku dafa ne fëqeet dugg na ci àll bi daw il retravaillera des décrets présidentiels donc décret présidentiel la ñuy xaar pour lancer un mandat d'arrêt complice su kii di Abdoul Ahad Chouani bi nga xamante ni moo doon jaay nationalité sénégalais yooyu lu toll ci 1 million ay syriens ak ay libanais ki ko fesal di yéenekaay bi di Libération. lii nag di affaire bu doy waar ginnaaw ñaawteef boobu nga xamante ni colonel bii di Mouhamadou Sall di colonel douane nekk foofa ca Môle 2 bi mu jàkkaarloog gendarme yi lan la leen wax ne regardez pas le sang de ma fille Nansoura nee na bu kenn xool deretu doomam ku ko wax nag di colonel bi nga xamante ni moom moo faat doomam dem si gendarme yi ba pare ne bu kenn xool deretu doomam lii nag doy na waar nee nañu démb daal àndul ak ay xelam ay jinne ñoo ko jàpp mbaa dañ ko xabtal mais en tout cas doy na waar lu mu ci wax nee na j'ai une mission à sauver l'humanité mission bu mu am daal maanaam dafa war a sauver lépp luy humanité ki ko fesal nag di yéenekaay bi di Libération. su ñu jógee ci Libération dañuy dem ci yéenekaay bii di critique li ñu fesal tey ci seen yéenekaay ñi ngi fesal loo xamante ni jëm na ci wàllu meurtre assassinat drame familiaux ay meurtre ak ay assassinat yoo xamante ni mi ngi amee ci biir ay famille muy le long feuilleton barbare loolu waxuma la barbare waaye yëfi dof la maanaam ci biir famille ay ñu bokk ay ndey ay wujju peccorga ay mag ak rak yoo xamante ni ci ay détails yu ndaw la ñuy jàppee ay doomu aadama di rendi xëttet mel ni kuy rendi ginaar mbaa kuy rendi picc ginaar sax kenn rendeetu ko noonu ndaxte léegi di nga dox lu yàgg doo gis kuy rendi ginaar waaye doy na waar muy le long feuilleton barbare des meurtres assassinats drames et familiaux ki ko fësal maanaam mi ngi nii ci xët bu njëkk di critique ñi fësal ci ay paaka ay nit yoo xamante ni dañ leen faat ay nit yoo xamante ni dañ leen violenté ba tey jii suñu yéenekaay bii di critique ñi ngi continuer ci meurtre ak assassinat yooyu ñi ngi xam nee na su dul scénario boo xamante ni mi ngi amee ci biir famille yi prouesse fatal la boo xamante ni agresseurs yi sampaat nañ ko fii ci Ndakaaru lu indi loolu nag ginnaaw bi ñu confiné nit ñi bi ñu ubbee confinement bi ñu bëri liggéeyatuñu agresseurs yi dañu mel ni tulleeg màlli génn ci dëkk bi waaye lu ma ci jaaxal foo tourné ci mbeddu Ndakaar yi yaa ngi gis ay policiers ñi ngi taxaw di escorte mais lu ma ñu jaaxal mooy agresseurs yi fan la ñuy jaar ba agressé waaye lenn daal nañ ko xam fii ci boulangerie jaune bii na fi policiers yi bàyyi xel bu baax a baax ndax tam na agresseurs yoo xamante ni bande lañu boo xamante ni juróom-ñetti personnes lañu ñeent ñi ci scooter dañuy nekk yeneen ñeent yi dañuy nekk ci territoire yi di dox ñoom ñoo yor seen téléphone di jox signaux suñ la indiqué benn nit dañuy woo téléphone ki yor scooter bi ngay dox ndànk ñi romb bif la loolu nag maa ngi koy lancer message ministère de l'intérieur na bàyyi xel fii ci rond point boulangerie jaune am na ay agresseurs yoo xamante ni soo leen gisee doo leen ko foogee ndaxte colin nga da ngay foog ni ay nit yu responsable mais ay agresseurs lañ ñi ngi fay def ay ñaawteef yu bëri
suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Vox Populi lu ñu gën a fësal tey ci seen yéenekaay ñi ngi xamal le parrainage supprimé aux élections locales ginnaaw élection présidentielle bi ñu accordé woon parrainage ba nga xamante ni moo bloqué woon candidature yu bare ku ci mel ni candidature kii di gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany dañu ne woon dañ koy reprendre ci élection locale yi mais jàppale ni que daal nouvelle bu neex am na parrainage boobu supprimé nañ ko ci élection locale yi maanaam képp ku bëgg a jongante ci élection locale yi dootoo jaar ci parrainage ki ko fësal di Vox Populi. ba tey suñu sukkandikoo ci Vox Populi ñu ngi xamal bonne nouvelle feuille du livre protocole de l'Élysée confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole maanaam ginnaaw livre am boobu bu mu génnee ñu tuddee ko protocole de l'Élysée confidence su kii di tas di Thierno Alassane Sall jàppale ni que Thierno Alassane Sall brûle le péage du Seigneur du Sénac kooku nag mooy Thierno Alassane Sall lakk na péage yu Seigneur u Sénac bi kan mooy Seigneur u Sénac bi kooku nag nee nañu l'opérateur se comporte comme à l'époque où les seigneurs faisaient payer suivant leur seul bon vouloir l'usage de voies et de leur fief maanaam lépp loo xamante ni jëm na si Gérard Sénac jëm ci autoroute à péage bi kii di Thierno Alassane Sall lakk na péage am boobu kon Gérard Sénac yow daal yaakaar naa ni sapeur pompier dong la arrangé pour nga mën a fay sa lakk bi ndaxte Thierno Alassane Sall temps yi toogut ay secret lay génnee ak ay confidence yoo xamante ni doy na waar. jërë ngeen jëf ginnaaw seen site bii di vippeople.net ak vipinfo.net indi leen li gën a fës ci yéenekaayu tey yi di. àllarba ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru août ñu ngi leen di jërëjëfu di leen naan su ngeen abonné ba noppi bu leen fàttee cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo ginnaaw loolu jàppale ni que saa su ne war ngeen mën a takk seen masque di raxasoog gel ku amul gel nga jënd saabu ordinaire di ko raxasoo saa su ne respecter distanciation boo xamante ni ministre de la santé digle na ko muy 1 mètre ñuy éviter lépp loo xamante ni xumbaay la ak mbumbaay loo xamante ni day dajale ay doomu aadama ngir fagaru moo gën faju mbas mi ngi ci réew mi suñu xeexee ku nekk doon sa soldaaru bopp yaakaar naa ni léegi mbas bi jóge fi jërë ngeen jëf yendu leen ak jàmm ci seen site bi di vippeople.net vipinfo.net